نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite ñu ngi leen di dalalaat jàmm di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am mbégte daal di toog ak ki nga xamante ni moom moo di imam El Hadj Omar Diène ñu fas yéene nag waxtaan ak moom lépp lu ñeel wàllu actualité ma fii ci réewum Sénégal laata loolu rek imam Diène ginnaaw ba mu la nuyoo ñu bàyyi rek ngeen yonteeg internet yi lay seetaan. waaw maa ngi leen di dalal di wax bismillahi rahmaani rahim di nuyu seen auditeur ak téléspectateur yu sans limite. di leen tatagal di leen dalal jàmm ci bisu àjjuma bi di nangu it seen invitation pour ñu waxtaan ci actualité bi di leen wax dal leen excellent ci jàmm ak salaam. jërëjëf imam mu mel ni rek yow yaa nekk di jiite CONACOC di commission nationale de concertation sur le croissant lunaire sa dernière sortie nag li ñu ci gis moom moo di rek da nga ñaan à ce que ñu dàkk benn ci ay coordonnateurs yi nga xamante ne nii bokkoon ngeen di liggéey ginnaaw bi nga xamante ne daje ngeen ak ministre de l'intérieur ngir rek taxawal ab commission boo xamante ne ni daal yéen a ko sekk naka la problème bi demee parce que suñu juumut faux usage de faux nga jàpp ne waa jooju moom la def. waaw dafa def faux et usage de faux parce que mosoon na ko def quand même en 98 99 ci benn séminaire bu ñu doon def. ñu am ci lu mot 28 millions mu jël xaalis bi dem ak moom toog 22 ans après mu ñëwaat wax naa ko waxati ko andiwul bilan financier bi mu ñëw ne day postuler ndax ayant droit la ci affaire bi maanaam ci CONACOC boobu temps animateur de rajo la woon bu nekk Sud FM bu ñu defee loolu mu def ko ren it mu andi ci coow. fexe ba dugg ci naka lañ ci dugg rek mu daal di créer waat la ñu defoon mu créer waat ko maanaam ne day organiser benn séminaire ñu opposé wu ci ndekete moom dem na defi faux et usage de faux dem daal ne mooy comme ni mu defoon des démarches pour am un financement alors malheureusement ñi ko doon financé nag yenn financement yi tardé ñëw ñenn ñi dénoncé nag daal ne kii moom commencé guñu sax mu ngi ñuy laaj xaalis pour commencer affaire u def benn émission benn panel ñun xam nañu ne woor ndoowuñu am nañu or mardi am nañu or mercredi kon duñu wooree ndoo te it xam nga ne léegi sax yaa ngi ma fekk may seet affaire u weer bi fu mu toll pour xam conjonction bi kañ lay doon pour xam korité bi it kañ lay doon bien que nous sommes à une semaine de la korité man mun naa la wax tey jii nii fi ñu toog nii korité bi ban jour lay doon weer bi kañ lay feeñ mais loolu amul importance te wax naa la ko sax ba nga déggoo yow xam nga ci dara déjà wax naa la ko donc mu daal di dem uti ay xaalis à notre nom bi mu utee xaalis ba am xaalis mu créé benn tampon mu ngi nii def ci ne moom mu ngi tudd Bouchra Dieye mooy le coordonnateur général def ci numéro téléphone am bi mu gisee affaire bi nag xam affaire bi. ma dénoncé affaire bi ne leen kii mu ngi def benn démarche solitaire di wut xaalis ci suñu tur pour def benn séminaire wala benn panel bi mu ko yëgee ma seen ko institut islamique mu daw doxal ko yóbbu ko fu ñuy wax Lac Rose amul benn événement bu mën a rëcc ci presse bi fii te nit ñi gisuñu ko donc bi ñu xamee loolu ñu dénoncé loolu wax ko waxati ko mu dem def ko foofu jël xaalis bi ci suñu tur def logo boo xam ne moom moo ko def jël tampon def benn cachet nii def ci numéro téléphone am yaa ngi koy gis def ci nag le coordonnateur général loolu sax rang boobu moo amul ci suñu biir parce que coordonnateur rek moo am ak président te président yi c'est les chefs religieux le coordonnateur c'était Yann Thiam bi mu deewee man maay assurer intérim bi donc moom loolu moom mooy nekk démarche am toujours affaire wut xaalis wax xaalis dox xaalis te man ne woon naa état bi na bàyyi affaire xaalis bi te bàyyi ñu liggéey ko gratuitement dans le bénévolat le plus simple ndax seet weer gis naa weer bi jarul xaalis pour lan mooy andi problème yi toujours
am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy sukkandiku moo tax mu ne gouvernement bi na bàyyi subvention bi tant que subvention ngi am xuloo day am xëccoo day am xeex day am ndax ay intérêt mu ngi taxaw. nga wuutu suñu papa Iyane Thiam sa nag candidature wala bokk ni nga ko utoo nekk loo xamante ni ñu bëri jàpp nañu ni dañ ko contesté en tout cas lan moo waral loolu. mais xam nga lu am statut ak règlement loolu kenn mënu ko contesté Macky Sall xam nga bi ñu ko fi falee ñoom Idrissa Seck dañuy reconnaître ñu ko mais terewul moo nekk président bi statut ak règlement dafa ne kii bu fi jógee kii fii nekk tey Macky Sall bu ko fi yàlla jëlee woon Moustapha Niasse mooy nekk ci président de la République pendant 90 jours ñu doog a organiser ay élections donc il faut mu am un intérimaire yow nag tu peux être ambitieux xam nga de boo nee moom affaire bi depuis 22 ans ñëwuloo nekkuloo fi xamuloo lu fi xew nga disparaître pendant 22 ans nga ñëw tey ngay récidiver di defaat la même chose que li nga defoon ba ñu dàqala fi nga daw yóbbu suñu 29 millions andiwul bilan financier boobu ba tey jii nii te boobu PNUD moo ñu jox Abdou Diouf moo ñu may 3 millions Zakat House may ñu 5 millions le corps diplomatique joxe 6 millions ak yenn ñi ci dugal 12 millions ñeneen ñu dugal ci xaalis pour ñu organiser loolu mu daw ak xaalis bi il y a 22 ans fay ñu hôtel yi fay ñu oto yi fay ñu billet avion yi fay ñu restauration bi fay ñu dara il avait disparu avec l'argent la même chose de defaat bi ñëw ñu à peine 15 jours bi ñu defee bi ñu man def sax concession daal ne bon nañu bàyyi comme julliti dañu war a woor ñu bañ a nekk di xëccoo dañ ko piloté à 3 bu ñu ko piloté à 3 ni ñu wori Tabaski Tamxarit ñu doog a jublu ci lu ñuy def mais entre temps gis nga dem na fi organiser lii rapidement en catimini ba am ci xaalis jox kenn ku nekk 25000 ci nii pour ñu ñoom ñu noppi ñi nga koy war ñu ko noppi ñoom ñoo may andil kayit yi jox ma ko ña ca demoon ak ña ca doon démarché ñoo fi andi kayit yi jox ma ko kayit yaa ngi nii ci lu leer dinaa la ko wan nga filmer ko donc loolu moo am mu jël logo RTS jël affaire bi def publicité defaat téléphone am ci affaire yi di ngeen ko gis léegi dinaa leen ko wan donc il fait semblant ci affaire bi pour ñëw enrichir suñu kaw te loolu c'est pas normal baaxul affaire u xaalis baaxul booy ànd ak ay nit ci ngor da ngeen di ànd ci ngor lu ngeen di yëkkatindoo di tegandoo d'autant plus que ñëpp waxoon nañ ne bul ko def tey ñi doon cadre unitaire bi dénoncé nañu affaire bi cadre unitaire bi ñu ngi leen di solliciter wala ñu ngi leen di informer ne waa ji mu ngi ñu def de l'escroquerie il agit au nom de la CONACOC alors qu'il n'en a pas le droit il n'est même pas membre de la CONACOC pour le dire donc bi ñu affaire xaalis bi ñëwee nag les gens sont les morts ou les cadavres sont revenus des cimetières les morts sont revenus des morgues fekk ñu fi ñun ñi fi nekkoon depuis 27 ans commencé di xëccoo affaire yi ça ne va pas se passer comme ça nit lu muy def dañ koy teg ci yoon donc loolu mooy yoon loolu moo andi coow li tey ñu ne nag lii il faut le dénoncer les gens disent non bul ko wax ma ne non du am dañ koy wax information dafa war a jàpp dafa war a jàll bu neexee bu neexul ak yëpp buñ la ci xasee buñ la ci xasul yëpp mais na nga wax li am te nga am ay kayit yu wóor yu fiir na ne loolu am na te it loolu am na ndax ña ca demoon kenn ku nekk mu ngi rocceeku ñëw di la ko wax lañ fa wax pour ñu orandoo mënul nekk pour ñu orandoo nekkutul du nekk ndax ñi dañu woor mardi ñi woor mercredi kenn mënu ci appelé kenn ku nekk yaa moom sa bopp fi nga sukkandiku ngay sukkandiku ña ngay déglu bu jotee nga def ko loolu moo fi nekk. coow li nga xam ne ba tey moom moo ñeel sa succession ci poste bi nga xamante ne nii suñu papa Iyane Thiam yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ko fi jëloon ñu bëggoon a xam parce que dafa coïncider ak agression bi nga xamante ne moom nga nekkoon victime fii ci sa bureau je rappelle que vous êtes imam et prothésiste dentaire est-ce que ça a un rapport? Non, ça n'a pas rapport avec Iyane. La page Iyane est tournée on n'en parle plus. Iyane. Non, coow loolu c'est entre Lebou c'est le grand imam de Dakar qui a envoyé son chauffeur mu ñëw agressé ma fii le grand imam de Dakar Alioune Moussa Samb moom moo yónni chauffeur am fii pour chauffeur bi ñëw agressé ma parce que wax na ne moom moo ilif affaire commission bi nekkut wax na ne it mooy président imam yi ñun Sénégal yëpp xam nañ ne El Hadj Moustapha Guèye mooy président imam yi moom nag moo remplacé Maodo Sylla moo doon président imam yi ba ko Ndakaaru falee Ndakaaru ci jumaa ji lañ ko fal mais faluñu ko ci président imam yi ndax moom mosul nekk imaamu benn jàkk
imaam yu jumaa ji rek la te baatam ci jumaa ji la em xanaa ak collectivité lébu yi ak ñun lébu yi mooy suñu président ñun ñi nekk lébu yi fii ndax ci la ñu bokk mais président des imams et oulémas nekku ko loolu nag bi ma ko waxee ci journal moom moo jëkk a wax ne jubuma moo ko wax ay déclaration am andi problème ci commission bi ndax moom xëccoo rek la xam xëccoo na ba nekk imam léegi commission bi nga xam ne yoonam nekku ci kenn ku nekk yaa nga féete fa nga féete di doxal la ngay doxal kenn mësu ko ci gis kenn mësu ko ci dégg mais comme fan lañ ma ci nag loolu moo ko metti moo yónni chauffeur am pour mu agressé mu ñëw fekk ma fii ak paaka mu dóor ko ba mu bugg a dee mu daw ma nangu paaka bi au police ñëw fii après ñu dem foofu bi mu gisee xale bi sax dama yéemu parce que xale boo xam ne lu nekk defal naa ko maa ko wutal liggéey moo ko wax police moo doon dawal sama oto bi ma koy abal moom oto amul woon oto grand imam bi muy seeti jabaram ba Mbambilor oto bi dafa fanaan sama jabar ji may sëyal mosul dawal suma oto du benn bés pour sagal ko rek mais gis nga nit ko sa kuy boo ko yore ba mu suur rek yow lay jëkk a mëkk loolu méttiwu ma. fan la histoire bi mujjee côté juridique. côté juridique nit ñi ñoo ñëw fii ak sama kër mbokkam yëpp ñëw ak grand imam bi ñu mu yónni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane la yónni bi nekk cadre unitaire mu ñëw ñaan ma pour ma bàyyi collectivité lébu suñu mbokk yi tamit ñëw sama mbokk Yoofi ñëw fi comme ay lébu lañu waa Ndakaaru am ni ñu ci ñëw fii ñu bari xam ne nag dama leen jox cër ku mel ni comme Adama Ndiaye doomu Alaaji Dul Ndiaye moo doon président grande mosquée ñoo màggandoo ñoo àndandoo ñoo doon nekk moo ma ñaan ak président bu nekk dans une juridiction nekk membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal le président Ndari Diop ne ma daal lii baal moo gën fayu suma doom yi suma ñaari seex yi ñooy sumay caat ñoom tamit metti woon na leen trop finalement ñu ñëw ñoom it ne ma daal ñu may ñaan ma pardonné ndax le pape a pardonné donc comme pape bi mooy suñu kilifa ñun ci àddina yépp ku ñu reconnaître sainteté église bi ñu bari ne ma il faut être grand baaleel moo gën sama seex yi tamit ne ma papa daal bu doon suñu sago nga baal ko moo gën ma baal ko ma dem wax ko commissaire bi ñu bañoon sax ne ma non parce que agression bu am arme blanche c'est grave et c'est délictuel même boo ko baalee dañ koy déférer mais kilifa yëpp tamit intervenir ci finalement ñu mujjee bàyyi ko noonu mu baalu ma sa famille ñëw son grand frère ñëw fii jooy parce que papam suma nawle la ma yoroon auto école tudde auto école Ousmane Diagne doomam moo ma agressé mooy ñëw ba sama bureau fii traversé salle de reine fekk ma sama laboratoire fi ngeen ma fekk ñëw agressé ma yore paaka mais comme man nag dama def tamit j'ai appris les arts martiaux ma désarmé ko parce que tiituma mais tamit yàqal na ma suma affaire parce que tey heure bi waroon na ma fekk àjjana waroon na ma rey yàlla yóbbu ma àjjana heure bi léegi maa ngi fii ci àddina bi di xëy di gont yéen ma fekk may liggéey heure bi fekkoon na ma noppalu ko bu yàgg ay affaire u dépense affaire u xaalis affaire u imam affaire u kii maa ngi àjjana di noos mais yàqal na ma suma àjjana léegi il faut ma redoubler d'effort pour mën a des dans la vie sociale active mais en tout cas mu ngi noonu daal mooy loolu comme ni ñu koy waxee. am na solo ci leeral yi ñu dugg nag ci beneen pàcc te mooy wàllu korite gi. C'est vrai que ba ngeen daje ak ministre de l'intérieur taxawaloon ngeen ab comité pilotage transitoire boo xamante ne nii da nga ko sekk ak ay nit ngir mën a xool naka ngeen di def rek pour trouver ay consensus ci wàllu croissant lunaire bi tey jii ci wàllu korité bi lan nga ñu ci mën a wax ndax dina am korité boo xamante ne nii dañ koy def dans l'unanimité jullit yi wala dañuy assister rek comme li nga xamante ne moom moo am at yi génn te mooy que ni dañuy korité waat. waaw loolu daal. yàlla ko xam ndax egguwuñ ci sama maanu loolu laa ci mën a wax mais ci sama jàpp ak sama xelaat ak li ngeen ma fekk may calculer nii ñaari korité mooy am bu ñuy wax dëgg ndax ñii ñu commencé ndoloon weer bi day nekk weeru fanweeri fan ñii ñu commencé ndoloon Makk dina woor fanweeri fan wari Sénégal yi dina woor weer fanweeri fan
wori ba moytul ajjuma mooy nekk korité gi mais ñoom alxames mooy nekk seen korité ndax li ngeen ñu fekk astrophysiciens yi li ñu génnee weer bi fi mu toll ni ñu ko gisee ak conjonction bi fi mu war a am le mardi donc noonu la mun a demee ñu ngi ciy njort loolu nag mais yàlla daal moo am ay pexem moo yore weeram moo xam fi muy jóge fi muy wàccee ak fu mu toll mais ñu ngi ci mun ci njort loolu lañ ci mun a wax kon dinañuy jàpp ne ñaari korité mooy am moo tax ñu doon def panel bi pour mu am benn korité mënul nekk ndax ñu bokkul bi ñuy xëy bokkuñu bi ñuy gontu du ñu bokk fi ñuy eggee donc ñi mardi nañu ooroon ñoom dinañu wari jeudi ñun ñu ooroon mercredi ba moytul vendredi la ñuy wari yàlla daal a xam. mu doon ay leeral yu am solo imam ñu ngi ci jeexintalu émission bi ñu bàyyi rek bu amul leneen loo ci booy rek nga tënk. di sant yàlla suñu borom di julli ci yonante bi di yeesal suñu njullit di ñaan yàlla lépp luñ ci juum yàlla ñu ci jéggal lépp lu ci baax it yàlla nañu ko yàlla fural di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci kilifa gouvernement bi ci président bi ci ministre yi ci député yi def ko it ci suñuy kilifa aada ñun Lebu yi def ko ci kilifa sëriñ si kilifa diine yi muy xalif yi généraux yi yëpp wax dëggu yàlla di leen ñaanal yàlla gudda fan ak li ñu liggéey ci Sénégal gi yëpp mën leen ko seedeel kon nag ñoom it yàlla leen yàlla defal jàmm defal leen gudda fan ndax ñoo ñuy njabootee bu réew mi yëngatoo gis nga niñ ci def mu jaral leen lu nekk ba yàlla andiwaat fi jàmm kon nag koor gi niñ ko dooree ci jàmm ba eggale ko ci jàmm yàlla def koor gu mu nangu te def jàmm ci suñu réew yàlla musiba mucc ñu mucc ci musiba yi feebar bi fi nekk lëmbale fi tamit ñu koy wax corona wala Covid yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu nekk lu ñuy fàttaliku ñu ngi ci am njott yu rafet ñi ci feebar ak ñi ci tëdd it yàlla na yàlla yëkkati ñi ci génn àddina wax dëgg yàlla am nañ ci ay xarit yu bari yàlla na yàlla yërëm yàlla na yàlla jéggal te teg loxo seen njaboot loolu la amoon lu may wax wa ma zalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا